aljuma ñaar fukki fan ak juróom si rakki gàmmatum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm si xibaari njooloor gi li ciy gën a fës mbasum coronavirus nag ñaareelu wàgg dëgg ñu ngi si réewum Sénégal ginnaaw natt gi nga xam ne def nañ ko xayma bis bi ki ko def sax di jëwriñ ñi nga xam ne mooy wàllum wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr si li nga xam ne def nañ ko ci junneeg lu toftal lu toll si téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari nit ñoo si am yes mbasum coronavirus juróom fukk ak ñeent ñoo xam ne jàngoro ji lottal na leen ak ñoo xam ne ñaar ñu faat niki démb kàdduy Abdoulaye Diouf Sarr wala bon xayma bis bi la ñuy ubbee jotaay bi la xibaar moom mbasum coronavirus ni mu béjjewaatee ci réewum Sénégal nag waral takku taxawu goo xam ne tamit ñi nga xam ne ñoo yor wàllum cet geeg cell gi ci réewum Sénégal taxawu nañu ko loolee nag di ab campagne boo xam ne moom la ñu jugee ñu doore ko foofu sa Tëngéej mbooleem gaar yi ci réewum Sénégal gépp nag la ñuy pompé ngir rey doomi jàngoro ji loolee di taxawaay boo xam ne waa service d'hygiène ñu ngi ko taxawee loolee nag ñu bëgg koo yaatal ci réewum Sénégal gi yëpp wàllum njàng meek njàngale jalte di wéy yéen ak diggante ñi nga xam ne ñoo di waajuru ndongo yi ak daara yi nga xam ne ñoo ajiwut ci nguur gi di privé bi ginnaaw ñetti weer yi nga xam ne toogoon nañ ko jànguñu ko li ko waraloon di mbasum coronavirus ñoon koy bëgg a fayloo nag ñoom waajuru ndongo yi ànduñu ci ba nii te seen i doom mënuguñoo dem ci l'école yi ndaxte ñooñi nga xam ne ñoo yor l'école dañ leen ni daal di bëgg a weñ seen loxo ngir ñu fay ñetti weer ba noppi waloon nag ñu doon amal ab ndaje ak taskatu xibaar yi ànd ak ñi nga xam ne ñoo di way jëfandikoo yi société civile bi ñoom ñëpp nag di naqarlu lu ni mel lii yenn kaay yi xëye tey la ñuy tëjee jotaay bi nga xamante ni bii moo di li fës si yenn kaay yi dëppook ajuma ji ñaar fukki fan ak juróom ci rakki gàmmatum ji nekk ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñaar si gàddaay gañ dañ ci ànd ak Baba Ndiaye lii mooy di gën a fës si xibaar yi nees ki ñu yaatal ko. dañ koy dooree ak liñ ko junjee woon sa bopp ba mbasum coronavirus ci réewum Sénégal ginnaaw xayma bis bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr di jëriñ ji yor wàllum wér-gu-yaram ci réewum Sénégal moo ko def toll nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar yi nga xam ne ñoo am yes li nga xam ne moo di mbasum coronavirus ci test yi nga xam ne def nañu ko am na fukk ak ñi nga xam ne moo di ñeent ñoo xamante ni bi am nañu jàngoro ji lottal na leen ba jamono ji ñu ngi ci Sowétas ak ñeent ñoo xam ne ñaar ñoo xam ne génn nañ ci àdduna kon lu toll ci juróomi téeméer ak fanweer ak ñaar ñooy ñi nga xamante ni bi ñoo nekk ci loxoy fajkat yi juróom benn fukk ak juróom mooy jarag yi maanaam ñi nga xam ne wér nañ ci jàngoro joojee loolee nag di loo xamante ni bi Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi ci doon soññee ni ki démb moom Abdoulaye Diouf Sarr wax ne nag ñu ngi ci ñaareelu wàgg dëgg ci réewum Sénégal waral muy soññ mbooleem ñi nga xam ne ñoo di doomi réew mi ngir ñu sàmmonteeg mbooleem digle yi ak tere yi waa kër docteur ci yoolee digley tere sax mu ne dinañ ko gën a taral ba ñëpp mën ko bàyyi xel bu ko defee ñaareelu wàgg boobee bañ a law si réewum Sénégal mu nga yëkkati yooyu la kàddu bi mu doon jën ak taskati xibaar yi si ñaareelu bëccëg bi nga xam ne ñu ngi koy amal fukki fan ak juróom yu ne ñoom gouvernement bi di jën ak taskati xibaar yi ngir saabal leen ñu ànd seeg Boubacar Dieng ak Cheikh Diop. kaaw contamination communautaire yi di gën di yokk bés bu jot li la tax nag Abdoulaye Diouf Sarr nangu ni mbir mi mu ngi jéggi dayoo. deuxième vague boobu yaakaar naa ne fi ñu toll nii mën nañu réaliste wax ne ñi ngi ci parce que mbir pour nga mën ci jot bu baax da nga koy nangu commencé ko xeex lu tax ñu ne ñi ngi ci mooy que ne 45e semaine bi dañu gis ne cas yi dafa commencé décoller wu jógee 15 25 ñu xëy rek mu yegg 43 dem ba 70 semaine ba su tollu loolu continuer di gën a fës ñu dem ba 192 yaakaar na ñuy dem semaine bi mujj nii ñu dem ba yegg 400 ak lu teg bon dëkk situation bu mel noonu bu amee dañu war a nekk am na lu bees lu xew lu bees li xew mooy que ne am nañ beneen situation bu bees ci xeex bi. si noonu contrôle bi dinañ ko gën a dëgëral si li nga xam ni moo di respect mesure barrières yi. mooy respect mesure barrières yi na ñépp sol seen masque. mais aussi distanciation physique bi ñu respecté ko boo gisee li xew ci transport en commun yi nga gis aussi li xew ci yenn barab yi mais ñu ne dañu war a taxaw pour que fépp foo xamante ne mbooloo dafay daje rek ñu jël effort respecter distanciation physique bi communication bi xamante ne war na ci te askan bi war ko téye
ñu war a fexe ñëpp bokk ci mooy communication communautaire danañ ko booster waat bon nag mesures yooyu mooy mesures yu xamante ne mënatuñ ko économiser. jëm nag ci mbirum ñàkk bi nga xam ne fi mu toll nii ay wax ñu ngi ciy jóg ñu ci bari jàpp ni Sénégal ñàkk bi mu taamu moo di Moderna. Abdoulaye Diouf Sarr indi ay leeral. ma wax ne Sénégal dafa bokk ci benn alliance initiative COVAX bon nag ñi ngi ci biir alliance boobu di ci liggéey te lépp lu ñuy jàpp di ko tëral ne lii la ñuy jël rek ci alliance boobu day fekk organisation mondiale de la santé homologué ko def ci cachet ne baax na nañ dem. bon dëkk li ma leen di répondre mooy que ne Sénégal tànnul Moderna loolu il faut que mu leer nit ñi xam ko. ba léegi nag kenn xamagul lan moo waral feebar bi daloon yenn say ay nappkat fii Sénégal seen lim nag toll ci 1,000 ak ñeenti mool jëruñ ñuy dénk wàllum wér-gi-yaram nag di dalal xel yi xam ne ne itam ba léegi ñu ngi wéyal seeni seet loolu sax tax ñu jël analyse yi yóbbu ko réewum France ci benn laboratoire boo xam ni seen xam-xam dafa màcc ci boobule wàll lii tax daal mu gën a xam ne ni itam ba fi mu toll nii amul kenn koo xam ni ñaamoon feebar bi wàll nañ la ko. Boubacar Dieng Abdoulaye Diouf Sarr di ki démb bi jëkkati na ay kàddu lu jëm ci assemblée nationale pencum ndawi réew mi nga xam ne seetlu nañ fa bu baax a baax li nga xam ne moo di mbasum coronavirus ba jamono ji ñu ngi naan tëral na ñeneen loolu nag luy jëm ci sàmm kaarange yi ñi nga xam ne ñoo di ndawi réew mi dinañ ko def ak lépp loo xam ne mooy jëm ci test ci mbas moom yi tamit warloon na jëw ñi nga xam ne mooy wàllu mbir réew mi Antoine Félix Diome daal di yeesalaat li nga xam ne moo di ndogal yi ñu jëloon ci makkaanum jëriñ jor wàllu mbir réew mi loolu yëpp nag ngeen mën a sàmmonteeg mbooleem digle ak tere yi si noonu muy tere ndaje yi nga xamante ni bi ñu ngi koy def ci ay bërëb yoo xam ne ay mbooloo dafay dajaloo yu ci mel ni ay saal yeeg yi nga xam ne moo di plage yeeg yu ni mel ak bërëb yi ñuy tàggatoo noonu it mu ne képp kuy dem fu mbooloo daje faaw nga takk masque ñi nga xam ne nag ñoo yor wàllum cet geeg cell gi ci réewum Sénégal ñoom it takk nañu seen ndigg ngir mën a xeex ak mbasum coronavirus campagne boo xam ne dañuy pomper mboolem gaar yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal ñu ngi ko doore ci diwaanu Tëngéej ci njiital ki nga xam ne moo jiite këru cet googee nga xam ne moo di service d'hygiène ni ñuy def it dinañ ci toftal mboolem ay bërëbu raxasukaay yoo xam ne dañ ko samp ci gox yu feccantikoo te it di wéy di bàyyiloo xel askan wi ci mboolem digle ak tere waa kër docteur ngir ñu mën a fegu ci mbasum coronavirus. Babacar Seck. Tëngéej dalal na ndorteel opération bu mag bi nga xam ni service d'hygiène moo koy amal fas yéene désinfecté gaaru routière yëpp yi nekk ci Sénégal. dañu bëgg def opération bi nga xamante ne si dañu ciblé bépp place yi nga xamante ne si public nit ñi dañ fay dajaloo bu bëri te loolu aussi daf ci bokk gaaru routière yi boo xoolee gaaru routière bi fii li fiy jaar ci nit par jour li fiy ñëw di dem par jour dafa bëri donc yeneen gaaru routière yi aussi noonu la mel bon te xam nañu virus bi aussi nit ñi lay àndal di déplacé wu donc bu fekkee vraiment bëgg nañu freiner wala bëgg nañu wàññi circulation virus bi il faut que milieu yu mel noonu ñu koy traiter régulièrement loolu rek moo ñu si mën a génn ba nga xamante ne si ak port de masque yeeg respect des mesures barrières. état bi jox na jumtukaay yëpp service yi li ci des mooy askan bi sàmmoo ak digle yi ngir feebar bi bañ a law. bu ñu def leen nànk rek mën na am beneen vague boo xamante ne si mën na dal suñu kaw te bu dalee suñu kaw bon comme ni ko président de la République waxee kooku dina doon lu métti Sénégal parce que suñu économie du ko attan. li si des nag mooy population yi nag bon vraiment kenn ku si nekk aussi yaa war a jël conscience yaa war a xam ne lii bu ma ko jëlee mën na indi lor sama nawle wala mën na indi lor sama biir kër nga jéem a fexe ba takk sa masque di raxas sa loxo. si gare routière bu Tëngéej chauffeur si ñu ngi sàmmoo ak digle yi. xam nga ñun dawalkat yi moom masque obligation la même bu ko nit ñi bàyyi ñu duñ ko bàyyi parce que boo ko takkul soo génnee ñu jàpp la même bu benn client takkul masque ci biir oto bi ñu jàpp chauffeur bi loolu waral na ba masque moom saa bu oto yi jógee fii dañuy xool ba xam ne ñëpp takk nañ ko boo demee léegi sama bureau am na quota bu bari moo fa bàyyi boo xam ni saa bu jeexee ci suuf secrétaire général daf may wax ne ma président masque yi jeex na ñu indiwaat beneen quota jox ko pour ñi nga xam dañuy tukki te waajaluñ ko bu ñëwee ba ci gaaru ceeb jox leen masque avant ñuy dem. ci biir dëkk bi service d'hygiène fas naa yéene dem pompe fépp fu nit ñi di dajaloo ñi ko ciy gunge di Val d'Afrique ak Sococim.
Babacar Seck wàgg bu njëkk coronavirus amoon na ay njeexital nekk si njàng meek njàngale mi ba ni déggoo amagul si diggante waajur ndongo yi ak ñi yor école privée yi si réewum Sénégal jaltu fayub ñetti weer moo leen jotale ndax ñetti weer yi nga xam ne seen i doom toog nañu ko jàngewuñ ko ñoom fa amuñu yéenay fay ko te ñi nga xam ne ñoo yor école yooyee day mel ni dañ leen koy fayloo waral nag ñàkk déggoo am ba ni seen i doom bi ñu ubbee ba léegi ñu ne mënuñoo bindu si école yi ndaxte dañ leen di fayloo li nga xam ne moo ko jiitu loolu nag ñu ne mënuñu ko nangu waral ñu doon amal ndajeek taskatu xibaar boole ànd seeg ñi nga xam ne ñoo di way jëfandiku yi ak ñi nga xam ne ñoo di ay jàngalekat ba si ay organisation yoo xam ne ñoo aju si société civile bi ñoom ñëpp nag li ñuy sàkk moo di nguur gi daal di indi ay daal di indi ay joyanti si moomule mbir bu ko defee déggoo am ba seen i doom mën a jàngwaat si l'école ñu ànd seeg Ndeye Nassi Diouf ak Seydina Mbaye ñi fekkoon ndaje la. école privée yu bari fii ci Sénégal ba tey ñu ngi lank bind ci seeni école élèves yi nga xam ne seeni waajur dañoo bañ a fay ñetti weer yi tombeek mbas mi ay kuréel yu ci mel ni SOS consommateur ak ay association ou parents d'élèves jot nañoo àddu ci mbir mi. li ko waral mooy li ñuy dénoncer mooy d'abord école yi li ñuy fayee ko amuñu droit fayee ko loolu wér na ministre bi même ci boppam reconnaître na ko boo wax ne parents d'élèves yi nga xam ne jot nañ fay par force ñu forcer leen ñu fay. dañ leen war a defal awaar maanaam dañ leen war a delloo mais duñ leen jox xaalis dañ leen di defal crédit comme boo amee crédit téléphone que ñoom écoles yi ñuy demander loo xam ne amuñu droit demander ko forcer parents d'élèves yi état bi di ko seetaan état bi loolu muy seetaan loolu la ñuy naqarlu loolu la ñuy dénoncer moo tax dañu bëgg après ñu dem jéem a rencontrer autorités yëpp rencontrer autorités religieuses yi aussi ñu wax ci parce que am na ay écoles confessionnelles am na ay école catholique am na ay école musulmane yooyu yëpp que ñu dem seeti kilifa yi parce que xëy na bu ñu waxee ak ñi dañ dégg ñooñu mooy école yi et puis profiter ci affaire bi aussi wax ne dañu bëgg état bi jël décision ci saase wax école privée yi ñu inscrire xale yi ba xale yi dugg jàng ñu continuer nag di discuter war na fay ndax warta fay. Saliou Meng président association parents d'élèves bu école protestante Ouagane Diouf jàpp na ni njiitu réew mi dafa war a tekki ndomboy tànk ki nga xam ne mooy ministre de l'éducation. gis que gouvernement bi particulièrement ministre de l'éducation nationale dafa daw ay responsabilités nanu sañ wax ko parce que loolu moo am bu fekkee mënul diriger ministère de l'éducation nationale. dafa wax a dégager mu dem yoonam parce que nit buñ la joxee cër jox la ay responsabilité da nga ko wax a jouer ba mu mët sëkk taxaw rajo yi ci télévision yi di wax waaw élèves yi parents d'élèves yi ak école privée yi nañu négocier mais tout en sachant que négociation boobu amul benn issue ping pong lay doon da ngay dem parents école privée yi ñu wax la même chose ne boo fayul doo jàng moom xam na loolu ba pare duñu wax dañ dem négocier je pense que genre hypocrisie la il faut oser ñu wax ko bu munul diriger ministère de l'éducation nationale ak njaaxaanaay ak fulla ak fayda teg école yëpp ci même pied d'égalité je pense que dafa wax a tekki ndomba tànkam ñu xool keneen ko am fit am fulla ak fayda mu diriger ministère de l'éducation nationale. ci fàttali ñaari junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñetti école privée fii ci Sénégal jot nañ ci nguuru Sénégal lu toll ci 7 milliards ci suñu koppar waaye lum ci mënti doon laata yoon di def liggéeyam ci bile mbir ñoom parents d'élèves yi li leen yitteel mooy seeni doom dellu ci l'école yi ci ni mu gën a gaawee. Ndeye Nassi Diouf geneen ñàkk a déggoo si corniche bu Ndakaaru moo dox digganteeg ñu yëngu si wàllum art di ay artisan ak ñi nga xamante ni bi ñoo di ay yettkat ñàkk a déggoo gu dox seen digganteeg ki fi nekkoon football kat di Cheikh Seck ñoom nag ñàkk a déggoo googee mu ngi dox si làccu suuf nga xam ne fa la ñu nekk di fa liggéey tuddee ko espace de création Cheikh Ibra Fall foofee nag Cheikh Seck mu ne moo ko moom ginnaaw bi nga xamante ni biit am nañ te ñoo ak yoon dafa mel ni yoon da leen a daan te ñoom yëguñu ko buñ sukkandikoo si waa rajo yi ñi nga xam ne ñëw nañ ngir jàppal leen tànk loole nag ñaawlu nañ ko bu baax a baax waraloon ñu doon woo taskatu xibaar yi ngir saabal leen ko ñaandi seeg Seynabou Babou ak Cheikh Diop. ñoo ngi nekk ci corniche bu Ndakaaru lu tolloog 20 at artiste ak artisan yi di liggéey ci espace de création Cheikh Ibra Fall am nañu jafe-jafe ak Cheikh Seck bi nekkoon ci équipe bu Sénégal mi leen di wax ñu jóge ci bërëb bi ndaxte mooy boroom. ñu dégg ne Cheikh Seck moom foofu
moom it mu ñëw fa ci ñaari weer jéem fa ger nit ñi mënuwul mu mujj bi indi fa xoxotal nit ñi indaat ñu tegaat beneen lu ñu yëgul fenn ne àtte nañ ñu yëguñ ñu ñuy wax jugement par défaut ñu génn ñu ne ñu génn ci diir bu 48 heures. bu ñu sukkandikoo ci ki yor mbirum yoon ci RADDHO yoonu réew mi àdduna ci mbir mi. xëccoo nañ ci ba yëf yi dem nag ci yoon mu ngi ci yoon àtte na benn yoon jox Cheikh Seck dëgg ba mu ne ñoom nañ dogal li yoon àtte waaye àtte ba la ko andi tam il faut ñu expliquer ko mooy ñoom dañ leen àtte te yëguñ ko teewuñ fa woon yëguñ ko te bu demee noonu juge bi buy àtte par défaut li beneen partie bi wax moom lay retenir dossier bi nag mu ngi ci yoon. kuréel bi ëmb artiste ak artisan yi nekk ci corniche bi ñoo ngi woo nguur gi ñu def ay jéego ngir saafara jafe-jafe bi dox seen diggante ak Cheikh Seck. ñu ngi ñaan aussi nguur gi mu jël bépp motuwaay pour aar ñu suñ bërëbu liggéeykaay ndég moom lañ am leneen li ci des tamit ñu ngi koy ñaan am na Cheikh Seck ñoo xam ne ci nguur gi lañu liggéey jéem na leen ci dugal ñu ngi ñaan tamit nguur gi mu jéem a joyanti ñooñu ñu xam ne ñun xaaruñ ci nguur mu ñëw di bàyyi Cheikh Seck mu ñuy nërmal mais ñu ngi xaar ci nguur Cheikh mu arrêté Cheikh Seck ak jëfam yooyu pour mu bàyyi ñu mën a continuer liggéey. ci fàttali yile artiste la ñu jëlee woon fii mairie Point E nekk bi ñu soxlaa bile bërëb la ñuy jiite woon bile commune indi leen ci corniche bi. Cheikh Seck jéem nañoo jokkoo ak moom ngir mu àddu si moom la mbir waaye amaguñu ay kàddoom ñu koy xamal ne ubbil nañ ko suñuy buntu ba ñu ubbee campagne njaayum gerte mi ba léegi si réewum Sénégal def na fukki fan ak juróom-ñett ni ki démb buñ sukkandikoo si jawriñ yi nga xam ne mooy wàllum mbay mi nag moom Moussa Baldé mu ngi ne am nañ lu toll si juróomi junni tonu gerte yoo xam ne jot nañ koo dajale ñetti junni si ñi nga xam ne ñooy defar diwlin di ko nal ak ñaari junni yoo xam ne dañ koy def am jiwu bu ñu ràññee waaye nag li nga xam ne mooy toftal si koppar yu war a dem si ngafaka nguur gi lu toll si juróom benn la ñuy teg si kilo bu nekk amagul genn gerte goo xam ne nag génn na Sénégal wutali bi ci réew si ay kàddu yooyu la ñuy teewlu si micro Boubacar Dia. traite bi dañu bëgg acteurs yi yëpp ñu gis ci seen bopp ñan ñooy acteurs yi mooy ku njëkk mooy béykat bi nga xam ne moom moo liggéey juróom benn weer pour am gerte di ko jaay kooku bëgg nañu mu kontaan mais xam nañ dina kontaan puisque président de la République yëkkati na prix bi foo xam ne kenn xalaatul woon ne dina fa yegg maanaam 250 francs donc gëm nañ ni béykat bi moom ala kulli ali moom dina kontaan mais gis nañ ni daaw ñi nga xam ne ñooy defar diwlin ñu mel ni Sonacos dañu amal jafe-jafe donc instruction président de la République mooy li muy tekki mooy nañu fexe ba ñooñu ren ñu am gerte te commencé na jël ay mesures yu mel nan ren par exemple pour nga exporter gerte Sénégal ci bitim réew mooy Chine mooy feneen boo jëlee kilogramme bu nekk war nga ci teg juróom benn dërëm ci trésor Sénégal maanaam taxe te taxe boobu exportation yi bi ñu commencé dinañ ko appliquer jël nañu yeneen matuwaay aussi ci organisation campagne bi pour que ñu mun a suivre campagne bi ba bu amee ay problème ñu xam ne maanaam Sonacos du mën a am gerte dinañu rectifier ba en tout cas ren balaa campagne bii di jeex ñoom Sonacos ak Copéol ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy def diwlin ñu am gerte pour mun a def diwlin parce que dañu soxla suñu industrie mu dox parce que aussi am na ñu fay liggéey mel ni ñi nga xam ne syndicat bu ñu wax sax. ñu wax ci leneen ci wàllum marché yeeg ni koy doxal ARMP ñi nga xam ne ñooy saytu doxalin wi ci état bi ñoom nag def nañu beneen fësal ab rapport bi at mi nga xam ne moom la ñu génn am ñu bëri ci réewum Sénégal ñu jàpp ne amul njariñ yooyu rapport dañ ko war a jël sànni loolee du gis-gisub ki nga xam ne moo di Iba Bari Camara moom jàngalekat bi di gëstukat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru li mu jàpp moo di faaw ñu gën a dooleel kër googee di ARMP ci loo xamante ni bi moom la ñuy teg ci wàllum yoon ndaxte dafa mel ni jëfam wala man-manam si wàllum yoon daa am fu mu yem ñu teewlay kàddoom si micro Ndeye Marème Gueye ak Seydina Mbaye rôlam du rek
di recherche ñi nga xam ni ñoom ñoo luubala ak ñi nga xam ne luubalul day ñëw xool est-ce que contrat yi nga xam ni yii état mi ngi koy signé ak ñeneen est-ce que respecté na en fait règles yi nga xam ne bii moom la donc code des marchés publics prévoir donc c'est-à-dire que non seulement da koy saytu day ñëw xool est-ce que respecté na règles yooyu mais également dafay ñëw su fekkee ñëw na xool di def ay recommandations ak également di soumettre ay avis pour ñu gën a améliorer donc système bi. Maintenant dans ce cadre-là mën na dem ñëw xool xam ni par rapport ak benn dossier kenn si koo xam ni kii fonctionnaire la def na luubal na su fekkee nag luubal na kooku noonu mën na am ay sanctions pécuniaires mais su fekkee ni dafa nekk comme par exemple délit boo xam ne bii détournement la ou alors mu nekk enrichissement illicite su boobaa yoon may na ko mu dem saisir procureur mais yoon mooy ko moom mu saisir la juridiction de jugement pour kooku nga xam ne kii moom moo def njombe yooyu ñu topp ko. finalité bi moo di que ni koo xam ne kii luubal na dañ ko war a tëj en fait dañ ko war a poursuivre mais nag mais puisque moom mënul saisir le juge c'est ce procureur la mën a jaay te xam nga ni procureur moom am na benn prérogative boo xam ne bii su ko neexee poursuivre su ko neexee mu bañ a poursuivre. Ariette Diop Tall moom bokk ci biir ARMP di coordonné li nga xam ne moo di cellule ba fa nekk nag ngir ku ñu joxañ baaraamu tuuma bu la neexul nga ñëw dellusi ci ñoom foofee la ñuy kalaamee moom nag mu ngay wax dellusiwaat ci li nga xam ne moo di njariñu googule kër nga xam ne ci la bokk mu di daal di taxawaay boo xamante ni bii dina fësal mboolem doxalin yi nga xam ne moo am ci wàllum joxe marché yi ci réewum Sénégal te saabal ko ci kanamu askan wi ba ñëpp xam ni mu demee ak niñ koy war a doxalee waaye du tee tamit am nañu beneen doxalin woo xamante ni bi mën nañ ko am ci kanamu yoon ñu teew lay kàddoom ba léegi ci micro Ndeye Marème Gueye. suivi rapport yi moom après dina am parce que boo seetee ak enquêteurs yi dinañ toog xool rapport yi xoolaat ko bu baax bu fekkee jar na ubbi enquête ñu ubbi enquête gën ko saytu gën a xoolaat mbir yi bu fekkee am na ay propositions de sanctions yu ñu war a def on le fera mais boo seetee ce sont les organes notamment le comité de règlement des différends et notamment organes ARMP yi daal ça veut dire que conseil de régulation wala comité de règlement des différends ñun daal dañuy saytu proposer leen ñoom bu fekkee jar na ay sanctions ñoom dinañ ko prononcer parce que ñun suñu charte noonu la dëppoo. ñun daan bi ñuy wax nee nañu par exemple entreprise X li nga def nga naka sa dund noonu donc yow entreprise X bi amatuloo droit nga dem wut ay marché public ci état bi ñun loolu la ñu yoon may entreprise X def nga ay jéego yoo xam ne rafetul. attention dig ñu fay chiffre d'affaires am nañ droit ñu ne la il faut nga fay xaalis d'accord ñun foofu la ñu yem mais bu ñu gisee ne que am na ay jéego yu doy waar yoo xam ne yoon mayee nañu topp ko ñun dañuy jël rapport yi rek jël suñu liggéey jébal ko procureur ku si ne ak li nga moom ak fa ngay yem ñun bu ñu jébalee procureur rek pare nañ si fa la ñu yem donc boo seetee fa la ñu yem en termes de pouvoir bien vrai que effectivement on fait un suivi. Ariette Diop Tall moom ak Iba Bari Camara mi ko jiitu ñoo nekkoon ganu ko matinal bu rajo ñu doon àddu ci rapport bi ARMP fësal niki démb la fësal moom Khadim Bamba Diagne ab téere boo xam ne moo jëm ci koom mi nga xamante ni bii mën nañ koo jàppee comme mu ñu mën a roy ni muy doxee ci yoonu murit taarix boo xam ne bu bijjeeku la ci wàllum koom docteur Khadim Bamba Diagne jël ci waat bu baax nag ci njàngale yi nga xamante ni bii mën nañ ko daal di joyal ci doxinu yoonu murit jëf jël ñaq jariñu ci wàllum koom xam ne war naa mën a jëmale am réew kanam bu baax a baax ci gis-gisu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom Khadim Bamba Diagne ñuy teewlu ay kàddoom ci micro Moussa Fall. téere bi dama ko bind pour won nit ñi ne àdduna bi dafa toll foo xamante ni ku ci nekk ci ñun am na loo xamante ni moom nga gëm am nga koo xamante ni moom nga yaakaar waaye dafa am loo xamante ni dafa am solo ci pensée bi nga xamante ni moom la ñu Serigne Touba indil mooy. Économie bi boo xoolee bu ñu koy jàng li ci bëri référence yi ñu am yëpp mooy référence yi nga xamante ni Occident la jóge muy Europe muy France muy Angleterre alors que moment boobu ñuy théoriser seen économie ñun au Sénégal amoon nañu économie boo xamante ni daan nañ ko théoriser boo xamante ni nit ñi ñu ngi ci daan liggéey mu basé ko ci ñeent Serigne Touba yar ak ci yar gi da ci am da lay jàngal da lay yar da lay jàngal nooy nangoo métti
da lay jàngal nooy nangoo liggéey boo jógee foofu mu wut loolu lu lew sàkk lu lew ndaxte sàkk lu lew baax na lool waaye li mu lay sàkk loolu lew tamit da ciy bëgg nga am ci loo xamante ni moo ëpp sa soxla yow murit bu ne war naa góorgóorlu ba li muy am ëpp soxlaam ndax li muy am bu ëppee soxlaam moom moo koy tax mu mën a def li ñu woowee xitma mooy xitmaal mooy ci lépp rek nga xam noo ci jàppale nit ñi xitma murit bi muy man muy ku ci nekk ci ñun am nga noo mën a xitmaal sa askan sa société du rek xaalis parce que murit bi dafa wane ni richesse bi ëpp doole ci àdduna du richesse financière mais richesse sociale la richesse spirituelle la communauté boobu nag ñu jël teg ko ci kaw nit ki nga xamante ni kenn ku ci nekk communauté moo la ëppal doole nit ki dafa tax communauté boobu muy murit yi nangoo liggéey nangoo partager li ñu liggéey nangoo joxe seen am-am pour le bien de la communauté. ñu wax ci wàllum aada ak ndorteelub campus bi nga xam ne moom lañ tuddee Sénégal Talent Campus bi nga xam ne nag ubbi nañ ko ni ki démb di centre de formation boo xam ne dina tàggat ay ndaw bu baax a baax ci wàllum doxalinu li nga xam ne moo di aar waaye tamit déppale ko njàng ak liggéey muy école entreprise loolee ñu ngi ko amalee ci njàpp ndalëp nguurug Sénégal yi nga xamante ni bii taxaw nañ ci bu baax koppar yi nga xam ne dugal nañ ko ci nag toll na ci juróomi téeméeri million buñ sukkandikoo ci Mouhamadou Rassoul Kane ak Augustin Mandang. ñoo ngi taxawal Sénégal Talent Campus fii ci musée des civilisations noires centre de formation boobu nag doon l'école biy jàngale ci wàllum art ak culture directeur général bi di ci indi ay leeral. mooy teel a nit ñi mën a commencé inscrire ba mois de février pour mën a jàng ci école bi voilà waa stage yi sànq maa ngi koy wax ma ne école bi dual la entreprise école c'est-à-dire que mënoo bokk ci école bi te amoo foo nekk déjà donc ñun mën nañ mën a utal stage wala nga am stage mais il faut nga nekk ci benn structure culturelle parce que lu tax loolu parce que suñ ko deful compétence bi day des ak nit ñi il faut nga teel leen dugal ci monde professionnel sinon dañuy jàng ba pare di uti liggéey alors que ñun bi nga njëkkee ñëw si daara ji nga war a commencer xalaat liggéey le coût du projet sur 2 ans par exemple si on y met la réhabilitation des bâtiments l'équipement et le paiement du corps professoral et de l'équipe administrative on tourne autour de 500 millions francs CFA. maire ville bu Ndakaaru di wax moom tamit dina jàppale culture urbaine te di wax ni dina taxawal ab skate parc public. projet bi ne dina am ci ñetti bërëb benn bi ci Pikine benn bi Guédiawaye beneen bi Dakar li ko tax a jóg na mooy accompagner ndaw Sénégal pour ñu am métier d'abord ci culture parce que ñu bëri dañu yaakaar ne culture du xëy boo amul looy def nga koy def alors que du loolu nit ñi ngi génn université jàngi culture ñi fi jot a wax ne boo leen dégloo xam ne ñun ñu am xam-xam lañ te métier la te dañ ko war a jox crédibilité pour jox ko crédibilité il faut que ñu encadrer ko loolu moo tax état bi ñëw accompagner programme bi ba nga xamante ne taxawuñu ñu mën a bind programme bi yëpp juróom benn weer ni ñu dugg ci lël bind ko tey ñu ñëw présenter ko fii. ministre bi toppatoo wàllum emploi ak formation professionnelle am ay kàddu yum si yëkkati. J'ai déjà instruit, je vous l'ai dit dans mon bureau, mes services que vous avez cités ici, de vous accompagner dans cela. dinañ leen jàppale ci formation bi ngeen di def waaye fexe ba ngeen am ay jumtukaay itamit te li ñu bëgg mooy ñu am ay centres sectoriels ci wàllu métier culture yi ci loolu nag taxaw nañu temm ngir fexe ba culture urbaine doon luy jur xëy di indi xëy ba mën a suqali réew mi. Pourvoyer d'emploi et de richesse pour notre jeunesse. projet bi di xeex manque de qualification dina jël lu toll ci 200 ak 250 étudiants ci ñaari at bu nekk. Mouhamadou Rassoul Kane Ndakaaru moom mu ngi ci ab chantier jamono jooje mel ni nag am na yoo xam ne commencé naa jur ngëneel ndaxte ubbi nañ ci ay oto pont yoo xam ne jamono ji tax na dem ngeeg dikk gi gën a ñoŋ bërëb ya mu nekk diggante fi nga xam te ni bi moo di cité Kër Góor gi ba ci sëg yi cimetière Saint-Lazare foofu yëpp nag dafa mel ni dem ngeeg dikk ga xaw na fa woyof ginnaaw bi nga xam ne ubbi nañu yooyu lee oto pont buñ sukkandikoo ci Aïssatou Diack. Ibrahima yore chariot café yoom nekk ci rond-point cité Kër Góor gi moom mu ngi xamal ni autopont bi baax na loolu waaye bu doxub ñaxtu amee ba mel ni bu étudiant université Cheikh Anta Diop bi di def autopont bi dafay daal di xat. ci sama xalaat jàpp naa ne jéego yi nga xam ne nguur gi def na ko jëm ci wàllum defar ay yoon nekk na lu am solo waaye nag boo seetee ba léegi fii ci Ndakaaru moom dawal fi oto dafa nekk lu tar loolu ndax ñu bari daal dañuy jànkoonteeg li nga xam ne mooy jafe-jafe jëm ci wàllum circulation
tey sax xëy na jafe-jafe yi mu ngi tukkee ci université bi ndax am na ay manifestation yoo xam ne nu nemmeeku woon nañ ko fa te loolu moo indi li ni mel waaye nag am nañ yaakaar ci liggéey yu tukkee ci nguur gi ci wàllu woowee. autopont bi nga xamante ne nag moo nekk ci côté Almeru Saint-Lazare yi boobu moom daanaka oto yi ña ngi cay daw na mu waree ci gis-gisu sëñ bi dëkk ci koñ bi. embouteillage yi wàññeeku na oto yi ñu ngi jàll gën na ubbeeku daal non. c'est très joli waaw rafet na trop quoi c'est bien te dégg naa day am ay parcours après nit yi dinañ mën di entraîner di doxantu di voilà guddi gi boo amulee boo bëggulee tëdd mën nga toog waxtaan doxantu quoi. sëñ bi nag moom gis na ne tabax bi ñu tabax autopont bi daanaka baax na loolu waaye gis na ne mënul régler benn embouteillage. waaw situation moom mu ngi nii pont bi moom macha allah rafet na trop mais ba léegi circulation bi daa mel ni changé gul quoi. parce que ba nii boo yéegee si kaw pont bi da ngay gis circulation boo wàccee si suuf nii circulation bi tamit la même chose kon jàppoon naa ni buñ ko defaree tey jii nii war naa changer lu bëri si vie bi mais ba léegi tey jii daa mel ni daa reprendre à zéro quoi gisaguñ benn changement. xëy na peut-être liggéey bi moo pareegul xëy na nañ xoolal fii wax si kanam tuuti ñu xool ndax dina am changement wala du am changement. projet yi nag muy tabax pont yu ñu def dañ ko amal rek ngir voie de dégagement nord bi mën a mel na mu meloon te benn jafe-jafe du ci am. Aïssatou Diack ngi àndoon ak Moussa Fall si caméra bi di leen jaajëfal ñu yegg si pàcc bu mujj si bi la jotaay xibaar li yenn kaay yi xëy fësal tey ñu ànd seek Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca liñ doon ragal ak moytu di ñaareelu vague contamination mbasum Covid-19 ci Sénégal léegi nag soobu nañ ci jëwriñ gu ñuy dénk wàllu paj mi ci réew mi Abdoulaye Diouf Sarr moo ko xam ne ni ki démb ci bi muy jënoon taskatu xabaar yi Le Quotidien ça sent mauvais maanaam mbir mi li muy xeeñ neexul de te lu ëpp téeméeri cas démb xayma nañ ko ci tolluwaay mbas mi ci Sénégal ba tax nag ay dogal yu yees pekk jëwriñ yi ci réew mi jël nañ ko ngir mën a faggandiku askan wi ci mbas mi réew mi Quotidien ak 24 heures ne kilifay réew mi nag léegi génne nañ karawaas wi yat bi lañu génnee de te jëwriñ gu ñuy dénk wàllu biir réew mi karange gi Antoine Félix Diome moo xaatim benn bataaxal démb ngir digle askan wi ñuy takk masque yi léegi par la force ci service public yi ak privé yi ci réew mi naka noonu tam ci bërëb yi ñuy jëndee ka jaay ak ci dem beeg dikk bi bataaxalu Félix Antoine Diome bi yamu ca ndaxte nee na lépp luy dajaloo ci plage yi ci terrain yi ba ci salle de spectacle yi lépp tëj nañ ko ràpp source année kilifay réew mi si mbaat nañu beneen gees seenu diggante Covid-19 di mbas mi ci Sénégal laas ne mbas mi du Covid-19 yaakaar na artistes yi feetaar yi ak tàggatkatu yaram yi ci Sénégal te bi li ma sir ñu jël yees Diouf Sarr bi ñu dénk wàllu paj mi ci réew mi ne du ci deltu ginnaaw benn yoon te képp ku ci wàcc yoon bañu ci lenn danañu rëq sa ndigg la Tribune ne feetu 31 décembre yi nag yàqu na de feet dootul am de ay tàggi Papa Noël ci boppam la mbasum Covid-19 dam lu jëm ci ñàkk wi nga xam ne nag ñu koy jàmbaajoo ngi ci réewum Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr bi ñu dénk wàllu paj mi ci réew mi àdduna ci moom jëwriñ gi ni vaccin bu Sénégal na ma jëfandikoo mooy bi nga xam ne moom la OMS homologué loolee nag saa wu noppee surum réew di Sénégal dina ko jëfe critique ne mbasum Covid-19 ma ngay tàmbaliwaat yóbbu askan wi barsak ñaari fukk ak ñaari nit ñoo nekk ci réanimation ñaari nit ñàkk seen bakkan ci mbas mi yóbbu lim gi ba ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci waxtu wi Les Échos ni mbas mi kay waxtu wi kay tiital la ñëpp a tiit te ci Assemblée nationale ginnaaw faatu Marie-Louise Diouf ak Mamadou Lamine Diallo tekki mi ne am na woppi Covid-19 am na yeneen ñaari député yu am yees woppi Covid-19 te ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci l'hôpital bi loolee sabab mesure yu yees yi nga xam ne jël nañ ko ci Assemblée nationale péncum ndaw réew ma ngir xool nan la ñuy def ba mbas mi du wasaaroo mukk ca pénc ma Vox Populi nañu wax ji gudd gàtt moo di ne ci test yu yaatu ca daj lañu jëm ci Assemblée nationale ndax député yëpp dañ leen testé ngir xool ndax dañoo am mbasum Covid-19 am déet yéeglekaay bi ne waxtu wi ñetti député ñu ngi réanimation L'Observateur ne juróomi cas confirmé ñoo am ci Assemblée nationale ñaar ñi ñu ngi ci Sowtas ba tax benn médecin bu nekk ci hôpital principal bu Ndakaaru la ñu sarse mu dem ci député yi benn par benn testé leen ci lu kenn dul yëg xabaar wi fës ci xëtu bu njëkk enquête quotidien képp ku bokk ci l'opposition bi war nga ko yëg yéeglekaay bi ne ñoom l'opposition bu Sénégal waxtu wi benn pexe kott la ñaam mbooloo doon benn baaju suux ba faw loolee tax ba lépp lu ñu mën danañ ko def ngir samp coalition bu yaatu te rëy ngir mën a defante coalition Benno Bokk Yaakaar bu njiitu réew mi Macky Sall laas ne jëwni gu ñu dénk wàllu biir réew mi karange gi Félix Antoine Diome janoom ak député yi démb dara seddu ci ndax député yi nekk ci parti démocratique sénégalais bu Souleymane Abdoulaye Wade lu ñu ko yokkul démb dañu ko fàtte lu jëm ci jonga tey bokk moomale ci réew mi moom Félix Antoine Diome ci Vox Populi ni lépp luy matuwaay dinañ ko jël ngir élection yi mu bañ a génn 2021 libération ne benn agresseur la ñu jàpp ca Marais gars yi nag boolewu ci wax ju bëri yóbbuwuñ ko police dañ ko jàpp duma ko ba mu dee mais da ngay seet loolu rek jaajëfal ko moom Baba Ndiaye jaajëfal leen mbokk ci teewlu bi jaajëfal équipe technique bi si jàppandal gi beneen jotaayu xibaar 18h45 lay doon si kàllaamay wolof man si jox dig daje 19h45 si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Osman Monique Sagna si biir la Total ak si Hasana Fall ñu yend ak jàmm